dikkati naa loi bay criminaliser ngóor jigéen day ab cuuc la bu fettegul cib nenam daal di faatu yàq na omelette du doonub ginaar laas yéene kaay na ma député yi day ñoo yàq gi la cuuc ñoom nag majorité parlementaire bi ñoo daal di dàq lépp turbine ne ma député yi kay dañu lànk day ngóor jigéen de su ko criminaliser fii ci réewum Sénégal leer na proposition de loi ba nag ñu ne irrecevable la maanaam mënuñu koo nangu ba koy saytu ba ciy dugal nag ay wot yéene kaay des médias bi ne ma assemblée nationale day dañoo daal di sukkandiku rek ci code pénal bi nga xam ne daal dinay dàq lépp lu jëm ci wàllu ngóor jigéen wala jigéen ak jigéen yuy sëy waaye la ñu fàtte mooy turbine ay wax ba tey de jamono dafay dox ñoom nan leen di woowee sax dafa daal di soppeeku ndax nag ci biir ñoom am na ci ñoo xam ne nag ay transgenre lañu ñenn ñi ay bisexuel lañu ñaar yëpp lañu dañuy sëy ak góor di sëy ak jigéen ñenn ñi ay transsexuel lañu ak yeneen i tur yoo xam ne deesu ko wax nii waa assemblée ne président Macky Sall day nëbbul ak péetéem saa bu nit ñëwee wax ko waxum góor jigéen lam la cay tegal moom moo di duñ ko daganal ci réew mi turbine ne ma duñu ko daganal waaye lan moo tere ne ku ko def ñu tegi daan yu mat sa kaw l'enquête quotidienne loi ba day la ñu daal di gàntal daar moom dafa feccul sax cib nen loi bi nga xam ni ànd sàmm jikko yi da ko tegoon ci bakkanam fas yéene xeex lépp lu jëm ci wàllu ngóor jigéen ak lu koy doxal ci réew mi boobu le loi la assemblée nationale ne duñu ko sax saytu ñoom ba di ko nag wotelu Pape Diop bokk gis-gis ne la leer ba leer daal mooy ñun duñu république islamique source aané yi la ma la mën a wax te mu leer ci nopp mooy lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ñoo bokk ci bureau bi nga xam ne moo waroon saytu loi bi fukk dong ñoo ñëw ca réunion ba juróom-ñeent ñoo wote ne bëgguñu loi boobee daal di jàll ci assemblée nationale moo tax it Serigne Bara Mbacké Dolly yekk na leen keteme daal dinay waar Moustapha Niass Gadio ak Abdou Mbow ak ñeneen ña nga xam ne ñoo nekkoon ca saal ba xamal leen ni nag dundakum góor jigéen jurul jàmm l'islam da ko sib yeneen i diine sib ko vox populi ne Jamra day mer ba futtu la ñu def ci dàq gi ñu dàq nag boobu le loi bu war a criminaliser ngóor jigéen ci réew mi le quotidien ne réew mii di Sénégal bàyyikat yi day buñ jógee ci jaaraama gërëm leen yërëm leen di daal dinay war ren jii yéene kaay bi ne ma mbay mi daraa ci doxul ña nga xam ne ñoo doon jënd gerte gi ci réew mi ngir yóbbu ko bitim réew dañ leen tegali taxe ñoom it ñu daal di fay jaare faf sax daal di budde ndax mbayum ren mi baaxul nguur gi nag juróom-ñeenti milliards la bàyyi mu wadd ci suuf ngir nag daal di leen di encourager ngir ñu jënd gertes baykat yi gerte gi bëriwul baykat yi nar a nekk ci jafe-jafe Dakar Times ne ñu nekkoon ci jafe-jafe ca Géejawaay de lu toll ci 4 téeméer ci njaboot daañu jot seeni kayitu kër ña dëkk ca wàq naan Nimzaat la Sud Quotidien dama boobu ña ngay waajal élection locale yi élection la yoo xam ni bari na ci dëkk enjeu bari na lool ku ca tebbi aas moo tax du yomb ci yooyu la gox fu ci mel ni Ndakaaru fu ci mel ni Pikine fu ci mel ni Géejawaay fu ci mel ni Thiès fu ci mel ni Ziguinchor fu ci mel ni Touba yéene kaay bi ne ma dëkk yii ma lim élection locale yi dina fa metti lool tàmbali naa metti kay ca diwaanu Yoff candidat bu gëm sa bopp ba dafa porter plainte militant yu Abdoulaye Diouf Sarr ndax nee na ay violence yu metti la ñu teg ci ndoddam ak ci kaw ay militangam léegi nag dafa mel ni porte à porte wala ndaje wala ay tee débat déli la ca Yoff l'exclusive yéene kaay ne ma ca Daaru Mustiit ay ñoñu Modou Diagne Fada dundaloo nañ leen jaxaat na ma foofee ay ndaw ñoo xam ne ni meeting bu tête de liste départemental bu Benno Bokk Yaakaar du fa am foofee nag ay nervi jàpp xale ya daal di leen di dóor ba mar day taali ñoo am cay gaañu yu metti am na ñoo xam ne sax évacué nañ leen l'hôpital l'exclusive ne ma te mbir mi day du mujjee fenn boo moytuwul moo tax it gaw su koma candidat wallu ci Yëmbal Nord ma ngay xam le ni ku ñu war a tabb ak fu mu mënti doon mooy ko war a génnee askanam ci jafe-jafe xoolal ma fii rek ci Yëmbal Nord jafe-jafe yu metti la ñuy dund te moo ne day la ñu am ci suuf mënoon naa génne askan wi ci jafe-jafe yu metti yi nga xam ni nekk nañ ci booba Macky ngi jéem 24 heures yéene kaay jox kàddu Serigne Modou Gueye mu xam le ni askan wi sonn nañu xiif nañu mar nañu askan wi jaaxle nañu booba Macky Sall moom talul leen lu dul ay teer ki BRT te loolee dëgg du suñuy priorité tribune yéene kaay ne ma boole ci port bu Ndaayaan moo taxit Amadou Gueye bu UNIS daal dina fay xamle ni port ba day IGE da ci war a dugal loxoom ñu daal di koy contrôler 24 heures yéene kaay ne ma gaayaa ngi wax Macky moom ma nga tal liggéey ba xamal na ay jëwrinam ne leen buñ leen jébbalee budget 2022 bi daar tàmbali leen liggéey yi l'évidence yéene kaay ne ma loo ci mënti déggit xaalis moo bëggut bruit moo taxit situation bu jafe lool moo am diggante impôt et domaine ak trésor laas yéene kaay ne ma du foofu rek de justice moom it ma ngay bëx-bëxi système gaa baaxatul dara doxu ca diggante nag ñàkk respect dignité humaine yi respecté wuñ doomu aadama la ca ëpp te boo xoolee gars yi ni ñuy dundee ci kaso bi danxalikoo gi lekk gu bon gi yenn saa yi mu ami torture loolu boo ci dollee ñàkkug magistrat gu doy gi moo tax atte yi yeex avocat yi manqué na greffier yi manqué na indépendance de la justice moom kenn waxatu ko moomunu seen tëggal guy laas ne ma lii tax justice bu réewum Sénégal ñoŋam dina yeex lool tribune sport ne ma CNG day dëggal na ni Bombardier daan wu njëkk wa mu daanoon Balla Gaye 2 am na ca ndam kon léegi dootul avertissement jël la laas yéene kaay dama ca Coupe d'Afrique des Nations ndorte gi day neexul ci sunu gaynde yi daal dinañuy dàq seen stage cas Covid
ya yokku ca tañeer ba moo tax it am na ci gaynde yi ñoo xam ne jotuñoo dem ca Cameroun réew mi ko di jee dema boobu réew maa ngi toj ak i ñaawteef jam nañu fi ak mbër ci xeex bu lañ see bii daal di faat doomam ci fëgg gi mu fëgg buntam libération ne ma kaaba gi nag moom Awa Ndiaye moo ko xadd ab xale bu jigéen boo xam ne dafa ami crise moo doon jàngi Awa Ndiaye kidnappé ko yóbbu ko ci këram luy liggéey ca kër ga moo koy def rax ci dooli ay doomam yu góor di sàkku xale bu jigéen bi fukki at ak juróom la am xale bi octobre ak tey ña ngi ko kidnappé di ko liggéey loo def ko esclave sexuel critique yéene kaay ne ma ñun ki ñu doon ak esclave am du kenn lu dul coronavirus gaa yaa ngi koy sàggane nag mu lali basangam démb juróomi téeméer ak ñaar fukki infection am nañ ko bu leen fàtte ni ba tey mi ngi ci réew mi te day fàtt yendu leen ak jàmm. ay ca CAN Cameroun 2022 19 sunu gaynde yi ñoom ña nga sa bafu sam waaw kon nag démb ba 19 heures jotee nag ci la lu jëm nag ci wàllum vol spécial bi nga xam ne gaynde ak Sénégal yi moom lañ jëlee fii ngir wutali foofu ca Cameroun wàcc ca Douala gaynde ak Aliou Cissé yi nag kon jàppal ni ñoom ñi leen nag ci leen jaar rallié foofu ca Bafoussam li nga xam ne mooy seen quartier général jëm nag ci Coupe d'Afrique des Nations nekk 33e édition bi waaye nag kii di Pape Matar Sarr Nampalys Mendy ak Mame Baba Thiam ñoom nag mujjuñ bokk ci boobu les voyages ndaxte dañu leen testé woon ñu am lii di Covid 19 ñeneen ñi gaynde tamit ñi nga xam ne ñoom nag dinañ nag rejoindre tanière bi ci lu yàggul dara bokk na ci kii di Alfred Gomis Saliou Ciss Mamadou Loum Ndiaye Moustapha Nam Boulaye Dia ak kii di Bamba Dieng ndaxte démb kon lu tolloog fukk ak juróom-ñeenti gaynde ñoom ñoo teew foofu ca Douala di fàttali ni Sénégal kon ni ki altine la fa seen nag amal jonganteem gu njëkk ngir lu jëm ci wàllum Coupe d'Afrique des Nations bi ci digganteem ak Zimbabwe lay doon Coupe d'Afrique bi sax dinañ ko door ni ki nag dimanche foofu ca Cameroun jàpp ni ki juróom benn fan ci weerum février. groupe C bi tey dañuy waxtaanee moo di Maroc ak Ghana. waaw Maroc nag moom moo nekk sax daanaka favori ci groupe nag C boobule bu ñu xoolee position am waaye nag ci beneen wàll wa kii nag di Ghana moom moo nekk principal challenger yu Lion de l'Atlas yi Gabon moom nag tamit am taxawaay bu mu fas yéene amal ci boobule groupe ci beneen wàll wa nag Comore mi nga xam ne bii mooy première participation am ci leeral ñu ànd ci ak Soxna Fall. wane bëgg-bëgg ñu présenté ko comme kenn ci favori yu poule C bi Maroc wane bëgg-bëggam ñu génne woon ko ci 8e de finalu CAN 2019 bi la ñu génnoon Maroc di yootu lu gën a kawe ci Coupe d'Afrique des Nations ren bile moo final woon atum 2004 Lion de l'Atlas yi di daaw ci ginnaaw ñaareelu sacre continental gannaaw ba nu ko jëlee atum 1976 ñoom ñu ñëw ci Cameroun ak benn dispositif sanitaire boo xam ne bàyyiwuñu dara dañoo bañ rek Covid bi contaminé leen kii mu jël ñeenti yoon CAN atum 1963 65 78 ak 82 daal di battre recordu final yi 8 fois moom Ghana mi ngi seet at yi lañu weesu yépp ngir jëlaat bi les trophées ñu éliminé ko moom itam ci 8e de finale ci Coupe d'Afrique atum 2019 Ghana ñëw ci Cameroun am yaakaar jouer les premiers rôles Black Star yi gis nañu ni septembre weesu jëliwaat nañu seen entraîneur bi di Milovan Rajvac moom mi nga xam ni moo leen yóbbu woon ci finale atum 2010 yóbbu leen ci quart de finale ci wàllu Coupe du Monde ci même année bi ci njiitalu Serbe bi groupe bi am yaakaar defaruwaat ngir gën a baax Gabon moom ñëwaat gannaaw ba mu manqué Coupe d'Afrique ba la ñu génn waaye Gabon année yi la ñu wees yëpp gisuñu ko mu def lu dal xel ci continent africain bi mu am yaakaar passé premier tour bi loo xam ni gëj na ko réussir atum 2012 ak léegi boobee sax demoon na ba ci quart de finale yi moom dafa diir mbagg waa Égypte Kenya ak Togo ci éliminatoire yi Comores dinañu ko bàyyi xel ci Coupe d'Afrique bi la ci Cameroun ñu qualifié muy bu njëkk ci seen wàll histoire mu di rendez-vous bu historique boo xam ne waa Comores dañuy bëgg rek ñëw ñoom itam wane lu nu mën bu nu fexee ba génn ci premier tour bi loolee day doon ndam ci ñoom ndax ay adversaires yu xarañ lañ ci àndal. jaajëf Soxna Fall leneen la ñuy waxtaanee nag tey jii moo di violence bi am ci stade yi kii di ministre Matar Ba jot na ñaax ndaw yi. waaw ca diwaanu nag Vélingara bi nga xam ne ñu doon amal foofu seen nag final lépp lu jëm ci wàllum nawetaan en tout cas ci la Matar Ba nag ñaaxaat ndaw ñi ngir nag ñu gën a bàyyi xel yenn ci ay infrastructures yi nga xam ne Sénégal soxla na ko loolu ngir nag mën a développer lépp lu jëm ci wàllum nag tàggatu gi li nu mel nag moo ngi ko doon amal kon foofu ca Vélingara rafetlu tamit taxawaayu municipalité bi nga xam ne ñoom inauguré nañ seen ab stade baptisé ko kii di Amadou Koita kii di maire bi nag di rafetlu fair play bi nga xam ne amoon na ci boobu li final ci leeral lañ ci ànd ak Pape Kadiali Badji ni ki noonu Alioune Badara Sané.
jawriñ ñuy toppatoo wàllum tàggat yaram di woo ndaw ñi ñu bañ a dugal seen loxo ci fitna waaye it fexe ba sàmm bërëb fa ñuy tàggatee sunu ay yaram. Sénégal bari na fu ñuy jongante am na foo xam du am gendarme du am policier te du am xeex fii it yaakaaruñu fi ay nit ñi nañ xam ne ay amul ci sport yàq amul ci sport ku koy def bokkoo ci léegi nag du nekk xeexu ministère des sports wala ministère de l'intérieur xeexu Sénégal. Mactar baa ngi yoon ci Vélingara gannaaw ba ñu doon amal coupe jaraaf ba muy rafetlu lool jéego yu mairie bi amal ngir taxawal ab stade bu mucc ayib. nekkee Vélingara di footballeur bi cela veut dire que maire bi xam na liy compétence transféré ñu jox ko sport mu tabax stade def ci ay projecteur moo tax nee naa ko il faut nga ñëw sax ñu xool parce que dañ la war a citer en exemple ba xam fii ñu jëm lan lañ la war a mën a gën a jàppale. jaraafu Vélingara moom muy rafetlu ni final bi doxee. Parce que c'est le football qui a gagné aujourd'hui. Il est important que nous, en tant qu'élus, que nous fassions un pas. Et le plus important, là où on fait, l'État vient derrière pour quand même combler le reste. Le stade de Vélingara porte le nom de Amadou Koïta. Par rapport à ce qu'il a fait pour le football, mais surtout ce qu'il a fait pour la ville de Vélingara. ci fàttali final boobule nag ASC Asalaam moo daal di jël ndam li kanam ASC jàpp si yàlla. Pape Kadiali Badji ñu wax ba tey tamit jëm ci wàllum nawetaan foofu nag ca Ndiéyeen Siraax la ñu jëm ak zone 9A bi nga xam ne ñoom tamit ñoo ngi doon amal seen ab final jàppal ne nag ASC Ndié moom moo daan kon ñii di waa ASC Jokkul ca teg dóor ya en tout cas parrain bi di El Hadji Maodo Diouf di rafetlu bu baax a baax taxawaayu nag ndaw ñi ci boobule final ñu teewlu ko ak mbaytal xuma. lii nga xam ne aussi mooy tey moo ñu fi dajale muy sport boo xoolee aussi fi ñuy fubale nga xam ne c'est vrai que am na am na clôture et tout mais amul turbine te mérito nañ ñun aussi di fubale ci foo xam ne dañuy toog ci kaw turbine di seetaan mais aussi mérito nañ ñun la jeunesse de Ndiéyeen Siraax ñuy fubale ci terrain boo xam ne terrain synthétique la sport dafa war a boole waaye warul xaajale ñu demee aussi ba ci sentir violence daanaka dootu ko jar moo tax ñun sensibilisation bi ñuy def ak appel bi ñuy lancé mooy que jeunesse bi nañu xam ne football foo ak ree la nañu booloo nekk benn parce que yaatu na ba ci yeneen sport yi nga xam ne sax du football ñu ciy gis violence loolu lu ñuy ñaawlu la Sénégal dëkk la boo xam ne dëkku jàmm la dëkk bu ñu tëgg ci tëggin wu rafet la. waxtaanee moo di wàllum arts martiaux ndax nag Jojo club Jàmmalaay taekwondo des pédagogues bu Grand Yoff amal nañu seen 5e édition nuit des arts martiaux loolu samedi lay doon. waaw samedi lay doon nag en tout cas kii di président bi di Alioune Javol ñu gën ko xam ci Papa Lay gis na ne daal nag lii discipline arts martiaux yi day permettre nag ndaw ñi ñu gën a nag mën a tàggatu te gis na ne nag kon bii la manifestation dina am solo loolu ca gox ba parrain bi sax kii di Cheikh Bakhoum la. nekk directeur bu ADIE kon dañuy teewlu kii di Alioune Javol Lay ak Alassane Balde. ñu ngi ci 5e édition bi d'abord lan mooy concept bi mooy dañu ci sunu élèves yi nekk ci biir club yi di admis seen examen entrant en 6e ba licence dañ leen di woo seeni parents décorer leen récompenser leen pour leur montrer que ni sport étude la ñu wax. beneen aspect bi kii bi tax a jóg manifestation bi mooy sunu champion yi yëkkati raaye dëkk bi ci nu mu gën a kawee ci international bi te nekkatuñu ci circuit bi nekk foofu ci biir commune bi te nit ñi xamuñu leen ñun ñu génnewaat leen. monsieur le maire kon fii la ñu ndar keppe lépp lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram ñu joxante dig daje rek nit ki ëllëg kon 12h ci Zik FM dina ci ànd ak Birame Diadio Touré 13h ak El Hadji Mouhamadou Mansour Diop. ci kanam tuuti la. ci kanam tuuti la yow da ngay nelaw comme man de. ak Pape Mate bu borom jëm City du ma waxal dara nag. non du ma waxal dara Duga ci 89.7 Zik FM 12h ak 13h di ngeen naan ndax moom ci tàggat yaram pàcc mujj bi soxal bi la jot